asalaamaaleykum mbokk déglukat yi dal leen ak jàmm ci seen émission allo docteur may nuyu suñu invité di docteur Baye Ndiaye docteur Ndiaye maa ngi lay nuyu. maa ngi lay nuyu madame Rosalie. nga nekk docteur vétérinaire. ma bàyyi la rek nga nuyoonteeg auditeurs yi wax leen vétérinaire mooy lan ci lan ngeen di yëngu. donc salaamaaleykum Rosalie di la wax merci ci invitation bi di nuyu aussi nos chers auditeurs. di wax ne c'est docteur Baye Ndiaye qui je travaille au niveau du laboratoire d'insémination artificielle ovine de Dakar donc je suis docteur vétérinaire. Donc les docteurs vétérinaires sont formés pour répondre à. mën nga ko wax ci wolof. voilà docteur vétérinaire yi dañ leen a former pour ñu gérer lu ñuy wax wér-gi-yaramu animal yi mais également dañ leen a former pour ñu gérer au niveau des industries agroalimentaires pour ñu indi fa seen expertise dañ leen a former également pour ñu indi seen expertise au niveau du développement économique et rural former leen aussi pour ñu indi seen expertise au niveau de l'élaboration des médicaments vétérinaires former leen également aussi comme étant des agents de l'État pour qu'ils puissent essayer de jéem a développer tout ce qui est politique en matière de élevage ak lu ko saytu. Très bien docteur Ndiaye tey ñuy waxtaanee lu ñuy wax résistance aux antimicrobiens di waxtaanee aussi zoonose di xeetu feebar yoo xam ne wàllante gi mu ngi jógee ci mala dem ba ci nit am na yuñ ci cité ci bande annonce bi. xëy na dinañ ci gën a dugg waaye balaa ñuy njëkk a dem ci loolu yëpp dañu bëgg tey ji yow ci sa gis-gis lan mooy sens ak intérêt bi am ci ñuy waxtaanee mbirum résistance antimicrobien ak feebar yi nga xam ne ci mala yi lañu jóge wàllante ci wàll nit ñi ak ci yan anam lañ ko mënee xeex. waaye merci beaucoup Rosalie encore yaakaar naa ne tey thème bu ñu jël thème bu am solo la. parce que ñëpp naataale wu ne santé guddi de manière de chaque jour qui passe ñu ngi ciy indi ay interrogations léegi premièrement rek saytu bu ñu njëkk a def mooy des institutions dañoo gis ne bu njëkk am na feebar yoo xam ne dañ doon leen faj avec yenn garab yi suñ ko jëloon dañ koy faj mu wér ñu toog ba ci ay jamono malade yooyu noonu doon présenter infection yooyu noonu. ñu leen di jox yeneen même molécules yi doon leen faj avant mais du ñu wér donc première interrogation deuxièmement ñu saytu ne am na feebar yoo xam ne ci jur gi rek la doon nekk mais léegi gis nañ ne jur gi dañ koy wàll doomu aadama yi mu nekk deuxième point troisième point mu nekk ne guddi yi dañuy chercher dañoo gis yenn feebar yoo xam ne avant existé wutoon amutoon mais léegi am na muy maladies yi ñuy tuddee les maladies émergentes ak réémergentes donc ñetti points yoo xam ne la yu ñuy jël moo waral vraiment thème bu ñu jël tey pour waxtaane ci résistance antimicrobien ak vraiment zoonose ci Sénégal mu nekk lu am solo pour ñu jéem a xool comment nan la ñuy jéem a xool ba dinañ mën a gérer ba mu nga xam ne dina incidence yu ñu doon def wala yenn njeexteel yoo xam ne yu négatif la ci santé ci santé nit ñi ñu mën ko appréhender waxtaan ci ba nga xam dinañ ci sensibiliser population yi ñu mën ci bàyyi xel. poñ bi ñuy njëkk a waxtaanee docteur Ndiaye mooy résistance aux antimicrobiens. ci sama dégg-dégg bu ñu ko naree firi ci olof mooy koo xam ne yaramam dafa dem ba antibiotique mënalatu ko dara. loolu nan nga ñu ko mënee firil lan moo koy indi lan mooy faral di ko indi ak est-ce que ñi mu dal ci àdduna si bëri na. waaw résistance antimicrobien benn phénomène boo xam ne la mën nañ wax ne lu naturel la ci schéma classique. mais dafa am loo xam ne tamit lu ko accéléré parce que nit antibiotique bés boo ko utiliser rek wala anti-infectieux d'une manière générale mën na am jur ay yenn résistance comme ni nga ko waxee rek antibiorésistance mooy lan dem ba nga xam ne doomi jàngoro yi lan lu ñu doon jël pour di leen fajee ñoom dañ ci insensible dootuñ ko yëgati. dañ ko tuul daal. dañ ko tuul ci beneen kàllaama. donc loolu mooy antibiorésistance te nekk na loo xam ne guddi yi jaaxal na organisation mondiale de la santé kuréel bu yor wàllam santé ci àdduna bi parce que suñ demee ba nga xam ne maladie yu fi am jàngoro yu fi am garab yi ñu am de l'autre côté yoo xam ne moom lañ jël pour di leen ko fajee mënatu leen nit faj
donc vraiment question boo xam ne la nit ñi war nañ ci tiit pour jéem a xool nan lañ mën a indi ay saytu ci loolu. te suñu jëlee ci xayma nee nañ 700,000 habitants 700,000 personnes ci àdduna bi dinañ ci ñàkk seeni bakkan ci at bu nekk ci ay problèmes yoo xam ne résistance antimicrobienne moo ko waral. mooy juróom-ñaari téeméeri junni. juróom-ñaari téeméeri junni ci doomu aadama. te nee nañ suñ ci indiwut saafara ci nu mu gën a gaawee d'ici 2050 fukki millions ci doomu aadama dinañ ci mën a ñàkk seeni bakkan ci année bu jot. donc loolu moo tax kuréel bu mel ni organisation mondiale de la santé mu yor wàllam santé ci doomu aadama yi. kuréel bu yor wàllam santé animale ñu koy wax OIE kuréel bu ñuy wax FAO bu yor wàllam dund ci àdduna bi ak kuréel bu yor lutte contre maladies infectieuses yi aussi ñu dajale seeni doole pour jéem a def ay forum yu bari ci àdduna bi ci à travers benn concept bu ñu tuddee One Health pour jéem a indi ay saafara ci fléau boo nga xam ne vraiment nekk na lu tiital monde santé. Globalement. waaw daf di loo xam ne dañu koy faral di dégg de plus en plus résistance antimicrobienne lan moo koy indi lan mooy koy faral di joxe ak naka est-ce que dafa am melokaan koo xam ne dem nga ba amul garab bu mën a rey doomu jàngoro bi ne ci sa yaram am na nu muy feeñee. am na màndarga wala déet. way d'abord lu koy andi Rosalie moo di adduna bi dafa évoluer guddi. parce que nit ñi seen méthode de manière bu ñuy dundee changé na guddi antibiotique li ñuy utiliser mooy antibiotique maanaam garab yi ñuy utiliser pour xeet doomi jàngoro yi dañ koy utiliser ci yeneen secteur d'activité maanaam soo demee ci garab yooyu noonu moom la ñuy utiliser ci métier élevage wala moom yenn pesticides ñu koy utiliser ci côté environnement bi mooy ñuy bay pour nga mën a xeex ñoom tamit seen jàngoro yu nekk foofu noonu mais gis nañ ne utilisation antibiotique yooyu gars yi dañ koy utiliser de façon vraiment irresponsable donc loolu tax na ba nga xam ne suñu piqûre par exemple wala ñu jox animal bi médicament yooyu noonu ñu rey ko wala gars yi xëcc ci meew bi ñu lekk ko te délai d'attente bi respecté wuñ ko day am ay résidus antibiotiques yi doomu aadama bi ñëw consommer ko donc kooku noonu su fekkee ne molécule boobu noonu bu ñu pikiroon ci mala bi lekk na ko donc mu feebar alors que molécule boobu moo ko waroon a faj alors que su boobaa jàngoro yi assimilé wu nañ commencé nañ miin ak yenn substances yi prépondérément donc du ko mënati dara parce que doomu jàngoro yi aussi dañoo muus de telle sorte que ñoom tamit dañoo intelligent soo leen tegalee ay tooke yu ndaw dañuy koy miin ñu ne tey sànni nga leen tooke bi suba nga sànni leen ko mu faagaale ginnaaw suba nga sànniwaat leen ko dañuy jéem a défendre benn système de défense donc moo tax vraiment antibiotique yi nu ñu koy utiliser moo nekk vraiment cause fondamentale bu résistance aux antimicrobiens. Et cela moom dañ koy incrimer aussi bien ci médecine humaine di ko incrimer aussi bien ci médecine animale waaw. Est-ce que ça veut dire que aussi ñi nga xam ne dañuy feebar am seen jàngoro wala njott ne am na lu leen daal dem pharmacie jënd antibiotique naanee ko nu leen neexee de manière abusive wala irresponsable comme ni nga koy waxee mën na leen yóbbee ci loolu tamit. mën na leen yóbbee loolu bu baax a baax parce que déjà antibiotique moom waruñ ko délivrer comme ça. Vraiment y a une réglementation stricte bu ci nekk waruñ ko jox lu dul sous prescription médicale. te dafa am diir bu ñu ko war a naan. dafa am diir bu ñu ko war a naan waroon naan tey suba nga bàyyi ainsi de suite nga jëlaat. d'habitude bu ñuy prescrire ñaata fan lañ lay prescrire nga jël ko. en général moom antibiotique au minimum 5 fois di nga ko jël. parce que ci règlement yu ko résidre sax dañ lay wax il faut taper vite fort ak longtemps maanaam nu mu gën a gaawee nga jël ko. nu mu gën a élargir aussi pour nga xam ne da ngay xeexat doomu jàngoro bi ba mën ko complètement moo gën nga nuire ko tuuti mu sonn nga bàyyi ko temps mu récupérer bàyyiwaat ba ay jëmmi jamono nga jëlaat donc loolu day nekk facteur yoo xam ne dina mën a développer résistance aux antimicrobiens. dafa am intervalle aussi buñ la bu docteur yi bu ñuy bindal ab malade antibiotique tey jii ci weeru septembre. est-ce que dañu war a toog beneen diir laataa ñu kaa bindalaat.
wala amul benn rapport. non amul benn rapport tout dépendra vraiment ci infection bi nga xam ne moom la malade bi présenté. et docteur bi moom su boobaa dina xam ban antibiotique la ko war a bindal ak su ko bindal ci ban diir la ko war a naan ci diir yooyu nag ne principe yooyu noonu da ko war a respecter vraiment délicatement mu mën ko ci jël mais amul benn rapport ci cette fois-ci médicament bi tii nga ko naan balaa nga koy naanaat noonu. tout dépendra ci vraiment prescription bu la médecin bi jox et à respecter. à respecter lu am solo balaa ñuy ubbi antenne bi ci 33 825 18 30 suñu beneen poñ bu ñuy waxtaanee mooy zoonose. zoonose xëy na ñu bëri buñ ko tàmbalee dégg ci jamonoy mbas mi la donte yàgg na ci lañ ko gën a développé. tey jii lan nga ñu mën a jàngal ci zoonose mooy lan mais nga gën ko wolofal tamit. waaw zoonose encore mu nekk point bu am solo parce que guddi comme ni ma ko waxee sànq rek bu njëkk yenn feebar yi gisuñ ko woon ci doomu aadama yi mais toog nañ ba ay jëmmi jamono ñuy gis ne feebar yi doon dal ci mala yi mu ngi commencé di dal doomu aadama yi mu nekk point boo xam ne aussi bu am solo bu jaaxal encore une fois kuréel bu yor wàllum santé ci àdduna bi muy OMS. te suñu xoolee avec coronavirus bi nekk di séviser illustration la parce que le virus en question bu njëkk ci mala yi rek lañ ko doon gis mais dem nañ ba ay jëmbi jamono traversé na ay barrières ñu ngi koy gis ci doomu aadama yi donc vraiment interrogation bu ngand la yoo xam ne mën nañ ci bàyyi xel mu nekk zoonose yooyu. waaw zoonose yooyu yan xeetu feebar en tout cas fii ci Sénégal ñàkkul ñu jànkoonteeg ay xeetu zoonose mooy feebar yoo xam ne wàllante gi mu ngi jóge ci jur gi ci mala bi dem ci nit ci Sénégal yan ñoo ci gën a fës gannaaw gëstu yi nga xam ne jot nañ ko ci def. waaw comme ni nga ko waxee zoonose yi bari na mais à chaque fois ci day dépendre ci aspect économique bi da ciy jouer maanaam koppar bi état bi am. jéem a xool yan la ci jugé yu gën a prioritaire pour mun ko combattre soo xoolee Sénégal vraiment def na benn plan pour lutter jéem a xeex yenn zoonoses yi comme lu ñuy wax tuberculose comme lu ñuy wax rase comme lu ñuy wax influenza aviaire hautement pathogène comme lu ñuy waxee les fièvres hémorragiques comme exemple Ebola bu ñu connaître récemment. y a aussi le charbon bactérien bi état bi jël def ci benn plan de lutte pour ñu mën ko xeex. waaw kon nag dañuy fàttali auditeurs yi ñu dab ne ñu ngi suivre seen émission Allo Docteur mën nañoo tàmbale woote ci 33 825 18 30 bu ñu bëggee participer tey ñu invité docteur Baye Ndiaye di docteur vétérinaire li ñuy waxtaanee di résistance aux antimicrobiens maanaam dégg ngeen ni mu ko firee dem ba amul benn garab bu mën a rey doomu jàngoro bu nekk sa yaram waxtaane tamit feebar yi nga xam ne wàllante gi dafay jóge ci mala dem ci nit te OMS jàpp ne plus de 60% des maladies infectieuses humaines sont d'origine animale aujourd'hui mu doon lu tàmbalee bëri sonal nit ñi dañuy jël suñu premier auditeur docteur Ndiaye asalaamaaleykum. maaleykum salaam wa rahmatulah. ñu ngi lay ziar El Hadj. Roselyne Ndiaye. maa ngi lay ziar bu baax. ñu ngi lay delloo ziar. maa ngi nuyu si invité bu baax Ndiaye. docteur vétérinaire. maa ngi nuyu tonton bi ak Cheikh Amadou Diandour. di ziare bu baax. jërëjëf Lamine Thiam Malicounda Mbour. maa ngi kontaan loolu di rafetlu waat émission bi. di wax gaa nit ñi rek xam nañu jàpp ci festival la. comme que moo ñu exposé suñu émission bi ñu jàpp ci bu baax di ko jënd. maa ngi dégg waa ici sama auditeur ak auditrice yëpp. man na ma doon ñaan laaj ñaari laaj la am may laaj docteur ñu ne yàpp comme ça léegi fu mu nekk ne yàpp bu bees bi kenn waru ko utiliser comme ça bu baax quoi parce que nga fanaanal ko moo gën loo tax man tamit ci ren dama def yëfu bu baax rek comme ça tout laa ci rek bàyyi bu ci ëllëg see comme ça bon buñ ma ko toggalee après ñu ne bu ñu reyee xar sax dañ koy juutal xaw ma lan c'est pas pour deret bi mën a siit loolu dama bëgg ma leeralal ma ko bu baax ak boo yoree xar léegi. ñaata ci at bi ci biir at bi comme ça tabaski bu tabaski ñaata yoon nga ko war a piqûre
waaw loolu tamit encore moo bëgg moo xamal na ko asalaamaaleykum wa rahmatulahi taala wa barakatu. jërëjëf El Hadj Touré ci ñaari laaj yi docteur Ndiaye dina ci tontu ci kanam tuuti bu ñu jëlee yeneen auditeurs yoo xam ne ñu ngi bëgg a dugg ci 33 825 18 30 asalaamaaleykum. maaleykum salaam. bisimilah sëñ bi ñu ngi lay ziar. waaw Rodé la maa ngi lay nuyu man la Sakor. yow la. Abdou Sakor. Abdou Sakor waa kay ñu ngi lay ziar. maa ngi nuyu invité bu baax a baax. jërëjëf. waaw man de dama koy laaj ba xam léegi dama amoon tonton benn nijaay bu amoon feebar ADC. mu am ko ñëw dugal ko na ko doo lekkee kii mooy dañ kaña quoi. doo lekkee kaña day dañ. nit ko doon toggal lu bari mu koy lekk après léegi loolu laay laaj ba xam loolu ñoo am nañ expérience am daal. moom daa mujj wàññeeku daal. d'accord jërëjëf Abdou Sakor laaj bi leer na. jërëjëf docteur dina la wax lan la ci xalaat ñu jéem a xoolaat keneen ci ligne bi asalaamaaleykum. donc 33 825 18 30 ngeen participer ci seen émission allo docteur. ñuy waxtaan nag docteur Baye Ndiaye di vétérinaire docteur sànq yaa ngi ma doon limal zoonoses yi nga xam ne ñoom ñoo gën a bëri en tout cas yoo xam ne Sénégal jëm na ci investir pour xeex ko mais est-ce que tey jii am na ci yoo xam ne ñu ngi continuer di laal askan wi bu baax a baax. waaw. kii nga cité. kii ma cité bien vrai que ne dëgg la am na yoo xam ne wàññeeku na mais tamit demeewut noonu. te risques yi ba tey aussi ñu ngi nekk fii nii teew. waaw ay xeetu zoonoses yooyu yan maladie ñoom ñoo ko indi cité nga ci bu ci nekk mais waxoo ba bu ne. ca ban mala la jógee. waaw soo gisee soo ma jëlee exemple comme lu ma lay waxee zoonoses yi moom bari na au Sénégal mais si suñ ci gën a fësal di ci combattre di ci lutter mooy yi ma lim sànq soo xoolee tuberculose bi nga xam ne vraiment. yàgg na fi te sonnal na population bi bu baax a baax boobu soo ko gisee am na benn doomu jàngoro bu tudd mycobacterium tuberculosis moo ko waral mais am na beneen souche wala benn xaritu mycobacterium boo xam ne bovis la tudd boo xam ne habituellement ci vraiment mala yi rek lañ koy gis mais gis nañ ne boobu noonu aussi mën na dem joxe tuberculose ci doomu aadama yi. donc ce qui fait que ne tuberculose mala yi mën nañ ko jël jox ko doomu aadama yi comme doomu aadama mën na ko jël di wàll mala yi. soo jëlee beneen feebar mu nekk rage vraiment buy préoccuper aussi santé mondiale boobu soo gisee la majeure partie du temps carnivore yi moo koy jël. rage moom mooy lan ci olof. mooy say. waaw mooy say nga xam ne. lu ci ëpp carnivore yi maanaam xaj yeeg muus yi ñuy yar nii ñoo koy jël di ko wàll doomu aadama yi nga jël beneen feebar aussi comme influenza aviaire hautement pathogène boobu feebar boo xam ne la ci ginaar yeeg vol pigeon yeeg oiseau yi daal lay dal moom mën nañ ko jël di ko wàll doomu aadama yi donc ak yeneen feebar yi nga comme charbon bactérien fièvre de la vallée du Rift ak sànq maa ngi dégg internaute auditeur boobu di posé ci kaña bi aussi ma koy mettre ci côté am feebar lu ñuy wax les fièvres hémorragiques exemple Ebola bi donc kooku di consommer kaña bi aussi dinañ ko tontu ci laaj boobu noonu. waaw mu nekk ay feebar yoo xam ne xëy na nit ñi des fois est-ce que tout le temps dañuy xam ne lii vraiment. c'est une maladie zoonotique ba ci wàllante gi ci mala lañ koy jëlee docteur yi facilement dinañ ko identifier. waaw ci foofu moom nit ñi peut-être amaguñ sensibilisation bu mel bu toll ci niveau ba nga xam ne dinañ mën a gis danger boobu noonu wala ñenn ñi peut-être benn partie bu ndaw ci population bi ñooy am sensibilisation yi ci information yi noonu. te au niveau des docteurs yi moo tax ñoom xam nañ moo tax ñu jéem a élargir ne di jéem a xool santé
nekkatul loo xam ne benn ponc rek lañ koy xoolee mais santé doomu aadama environnement bu muy dund da ko ciy waral alimentation bi aussi benn facteur bu ci am solo la loo tax ñu sentir nécessité gis ne dina am solo ñu boole facteur yooyu ñëpp teg ko ci table pour nga xam ne ñu posé wu question balaay nit ñi di feebar lan moo koy waral léegi fa koy waralee foofu ñu jéem a xool nan lañ leen di protéger foofu noonu ñu bañ ko jot. waaye li ma jaaxal docteur comme nee nga bu njëkkoon dañu doon gis yenn xeetu feebar yoo xam ne ci mala yi rek lay nekk ci jur gi léegi ñuy gis ne dafay dem bay wàll nit ñi lan moo koy indi est-ce que proximité bi am entre nit ñi ak mala yi la wala dafa am yeneen facteur bu weesoo xëy na li ñuy lekkee mala yi la ni ñu koy reyee toggee ko lekkee ko la wala naka lay demee. waaw ni nga wax noonu am na ci proximité avec les animaux am na ci. am na aussi yeneen xeet aussi yu ci am maanaam nu ñuy préparation bi aussi mode alimentation maanaam nu ñuy préparer suñuy lekk mu ngi ci lu ci amaat aussi mooy avec taux d'urbanisation maanaam dëkkuwaay dem nañ ba nga xam ne avant fa animaux yi doon dëkk ñu dem ba fekk ji leen am na ñoo xam ne tamit ay animaux yoo xam ne mala yoo xam ne ci àll bi lañ doon dëkk ñu jël leen léegi dugal leen ci kër yi domestiquer leen donc yooyu yëpp facteur yoo xam ne la vraiment yuy permettre nit ñi nekk en contact avec animaux yi et par conséquent ñuy am ay risques pour am maladie yoo xam ne animal yoo koy joxe wala ñoom tamit ñuy wàll animal yi ay feebar. ci at yi ñu génn ñuy dégg ñuy wax concept One Health mooy maanaam une seule santé parce que nekkatul rek dañuy ràññatle santé humaine santé animale ak bu environnement bi lan moo ci yóbbee mbootaayu xeet bi nga xam ne moom la ñu dénk mbirum wér-gu-yaram. waaye donc ci concept boobu vraiment mu nekk concept bu am solo muy One Health parce que comme ni ma ko waxee rek santé. facteurs yu bëri dañ ko ëmb maanaam ci dëkkuwaay bi mooy ñu nekk ci wàllam environnement ci lekkin bi aussi muy nekk wàllam alimentation donc te gis nañ ne comme ni nga ko waxee soo jëlee 60 ci maladie yoo xam ne ay doomu jàngoro yi ñoo ko waral ci animal yi la jógee ci jur gi la jógee te soo jëlee de l'autre côté aussi mooy maladies yu ñu tudd non transmissibles comme diabète yeeg hypertension yeeg les maladies cardiovasculaires gis nañ benn étude bu FAO def buy wane ne njëgteel yu lu waral loolu yëpp moo di suñu mode de vie nit ñi nu ñuy dundee guddi seen alimentation ak nu ñu seen environnement aussi nu mu mel looloo waral gars yi ñu jéem a xool nan lañ mën a réunir ci benn table dajale tout spécialistes yooyu yëpp ñu yëngatu ci environnement ñu yëngatu ci affaire alimentation ñu yëngatu ci santé ñu boole seeni xam-xam pour jéem a xool nan la ñuy xeexee yenn jàngoro yi non pas ñuy dem à titre individuel wala isolé di combattre benn maladie parce que à chaque fois résultat yi ñi koy am rek day nekk lu limité. tey Sénégal est-ce que commencé nañu jëfee concept One Health boobu ngay wax. waaw Sénégal commencé nañ ko jëfee parce que au niveau de à l'échelle ci gouvernement bi même. échelle ci kaw quoi. ci kaw waaw ci autorités yi. ci autorités yi même commencé nañ joxe approche boobu noonu par exemple soo jëlee ci feebar bu ñuy wax RAS gis nañ vraiment ponc yooyu yëpp nuñ ci taxawee. vétérinaires yi ñu ngi fa nekk pour jéem a def benn surveillance épidémiologique médecins yi aussi ñu ngi ci jëm di def seen surveillance épidémiologique ci nit ñi. environnementalistes yi aussi ñu ngi ci taxaw pour jéem a xool nan lañ mën a accompagner donc approche One Health moom gis nañ ne Sénégal commencé na cee def jéego yu bëree bëri parce que feebar yi nga gis yu bëri yu commencé amatul benn discipline unique buy dem di ci engagé wu. mais à chaque fois gars yi dinañuy favoriser une approche multidisciplinaire maanaam jël ñëpp ñoo xam ne am nañ ci xam-xam wala am nañ ci part rek ñu jël leen pour ñu mën a xeex jàngoro bi. tey jii vétérinaires yi ban wàll la ñu am ci xeex li nga suñu ñaari point yi maanaam
résistance aux antimicrobiens yi ak it zoonoses yi est-ce que ils sont impliqués au même titre. oui vétérinaires yi am nañ ci rôle bu mag a mag ci ñaari points yooyu soo jëlee résistance aux antimicrobiens le milieu élevage am na ci rôle bu ngand bu mu ciy jouer parce que gis nañ élevage nu muy demee aussi da ngay gis yenn éleveur ñu yor seen jur gi dañuy jëndi ay garab jàpp seeni jur pikiir ab kenn koo xam ne dem na jënd ji yàpp ji ñëw lekk ko mu indil ko ay jafe-jafe moo tax vétérinaire yi aussi garab ñuy wax éleveurs yi aussi new ne garab nu la neex lañ koy jëlee. waaw di wax au vétérinaire également ñu am benn gestion bu responsable ci délivrance su médicaments yi nga xam ne dañ koy jox uniquement su nekkee ne lu mën a lu nécessaire la lu mënut a ñàkk ñu koy jox éleveur bi di ñaax éleveurs yi aussi ne leen la ñuy dem di jël médicament bu leen neex ñëw piqûre ko seen jur war nañ conscient ci conséquences yi muy def parce que ka jël jur ga dem lekk ko mën na ko andil ay jafe-jafe yu ngand ci zoonoses yi aussi vraiment vétérinaire am nañ ci sens de responsabilité bu mag comme ni ma ko waxee rek ñoom ils ont toujours dañoo mës a nekk pour jéem a xool information di xool def benn surveillance épidémiologique maanaam topp feebar yi wala information bépp bu ñu am ci mala yi yu ñu exprimé wu ñu dem ko relégué ko à la base pour nga xam ne dinañ collaborer avec médecins yi su nekkee benn feebar boo xam ne la potentiellement zoonotique maanaam mun na dem ci doomu aadama yi dañuy alerter à la base pour xool comment na la ñuy collaborer ak médecins yi ñu xeex loolu. pour mën ci indi prise en charge. prise en charge. dañuy tontu El Hadj Touré mi nga xam ne sànq mu ngi doon laaj nee na dafa dégg ne yàpp bu bees lekk ko baaxul li gën mooy nga fanaanal ko ba pare door ko mën a lekk nee na dégg na tamit ne xar boo ko rendee da nga ko war a juutal pour deret gi génn loolu yëpp docteur lan moo ciy sa tontu. waaw ci première question bi mu ngi wax. yàpp bi da nga ko war a bàyyi benn période benn temps pour nga mën ko jëfandikoo. wax na foofu wax na dëgg parce que yàpp bi soo ko reyee en tant que tel mu bees am na yenn ñuy wax ne sa nekkul yàpp ay juste ay buum la ay fibre yàpp dafa soxla mu am benn processus de maturation maanaam ay ñu bàyyi ko mu mën a formé wu. ba mu nekk yàpp proprement dit. te soo demee moo tax au niveau ci abattage yi même suñu reyee animal yi duñ ko jël automatiquement jox ko population bi ñu lekk ko mais dañ koy dugal ci ay chambre froide ba mu durer 24 heures ku moom yàpp bi doo koy mën a jël récupérer et dem dóor ko ci def ko ci sari yooyu mën ko def ci point de vente yi soo demee même ci Europe looloo fa am kenn sañul rey yàpp ci jour bi consommer ko ci jour bi. donc foofu noonu moom peut-être comme ni ma ko waxee am nañ habitude alimentaire boo xam ne. ci Sénégal bu xaw a doy waar ñu war ko mën a corriger pour que vraiment suñu santé mën a améliorer. mais loolu noonu est-ce que dafa am ay risques majeurs. am na ay risques majeurs yu ci nekk parce que comme nu ma ko waxee tout à l'heure bu étude organisation mondiale de la santé def ci xool pays diabète de type 2 bi nu mu baree guddi des problèmes cardiovasculaires nu mu baree yooyu yëpp ci mauvaise consommation viande bi moo ko war ak des viandes yoo xam ne nekkuñ qualité bu sen mais bu ñu yàpp yi nga xam ne nekkuñu qualité bu sen ñu koy jàllale ci population bi à qui incombe la responsabilité. à qui incombe la responsabilité parce que soo déggoo sa temps yële ci ginnaaw ñu ngi gis ay yenn nit dem rey ay fas. di jël yàpp bi nar ko dugal ci population bi ñu mën di ko jëfandikoo ba vraiment soulever woon na problème bu ngand ci biir Sénégal donc looloo tax vraiment ci Sénégal am nañ benn place boo xam ne muy Sogas foofu la bépp yàpp bu ñu war a commercialiser bu ñu war a jaay wala bu ñu war a jëfandikoo
foofu lañ ko war a rayee saytu ko avant ñuy xool avant ñu koy mën a jébbal askan bi parce que yàpp boo xam ne da nga ko rayee sa ruq rek toog ray ko amul benn vétérinaire bu ñëw saytu ko wala benn personnel boo xam ne agréé pour mu saytu ko nga ñëw consommer ko mën na la andil njeexital bu doy waar. soo gisee tuberculose rek bu nga xam ne Sénégal mu ngi ci xeex bu am doole am na Mycobacterium bovis boobu noonu di def tuberculose ci animal bi mun na ci am te su nekkee rey nga ko fekk animal bi dafa tuberculose nga consommer ko nit ki day tuberculose donc il faut que nit ñi tamit xam loolu. waaw kon dañuy ubbiwaat antenne bi 33 825 18 30 ñu jël auditeur bi nekk en ligne asalaamaaleykum. waaleykum salaam wa rahmatullah. maa ngi lay ziar. soxna Marie Rosalie ça va Mohamed Thiam Malicounda Mbour. Mohamed ñu ngi lay nuyu. waaw ñu ngi leen di nuyu di leen sant. ñu ngi lay gërëm sant docteur boobu nga invité. l'ordre national des médecins Sud FM ak Val d'Afrique. waaw di nuyu auditeurs yëpp El Hadji Touré ak ñëpp daal ñëpp macha allah. waaw man dama doon laaj docteur bi damay am des chiens des bergers. mais bu mu mujjee am c'est un malinois de 6 mois mu feebar ma yóbbu ko après docteur bi ne ma pavot la am pavot bon après je me suis rendu compte que c'est la deuxième fois muy daal sama chien quoi. waaw mais après dafa mujjee décédé quoi. léegi après ba ma expliqué nag si kaw terrasse bi laa ko bàyyi woon je dis à mes enfants dina bu kenn yëg ci terrasse bi ba ñu nettoyé ko laajee ko damay laaj nag kooku ban incidence la am si nit ñi quoi parce que c'est une maladie contagieuse parce que après gis naa muus yi doon yëg foofu si kaw sax daf leen daal ba ñoom ñëpp dañ mujjee dee. loolu daal laa doon laaj di leen nuyu di leen sant di nuyu soxna Ndeye Khady bu baax a baax ne ko namm nañ ko waaye nag ñu ngi ko remplacé macha allah. ñu ngi leen gërëm yéen ñëpp macha allah. jërëjëf 33 825 18 30 ñu jëlaat beneen auditeur mu participer ci émission Allo Docteur tey jii ñuy waxtaanee mbirum santé animale ak santé humaine asalaamaaleykum. Marie Rosalie Ndiaye. Barka. maa ngi def waay. maa ngi lay ziar. la peine na sa invité nuyul ma ko. mu ngi lay dégg ko émission bi nag du lu ñuy tardé quoi. oui mais Marie Rosalie. dama ko doon laaj comme sunu mbokk yi nga xam ne tamit dañuy jëfandikoo ñoom porc quoi mbaam xuux ak li muy dunde ndax boobu tamit amul danger si ñu koy jëfandikoo. te di ko laaj man damay def à chaque fois ñun éleveurs yi dañuy jaxasoo toujours ak jur gi. dañuy jël suñu loxo di ko def ci seen lekk après mën nañu raxasu duñ ko laal ak eau de javel savon sax mën na am duñ ci jaar ba pare di ko jëfandikoo léegi man it vétérinaire yi à chaque fois damay gis ñoom boo leen indilee dara piqûre la ñuy njëkk a wax quoi. te ni may gisee vétérinaire dinañ opérer sax ay laaf yu damm sax mën nañ ko fajaat mais fii au Sénégal wala à Dakar man gisaguma. vétérinaire boo xamante ni di nga am ginaar bu damm sax mu jéem la kaa fajal wala xar moo xamante ni damm na ñu jéem ko plâtre lu dul niñ koy faje ma bëggoon a xam tamit ñoom ndax tamit jumtukaay yooyu dañ koo amul wala parce que bu ñuy xool docteur Paul wax dëgg yàlla ak vétérinaire sénégalais yi da ngay naan suñu vétérinaire yi dafa des léeg-léeg da ngay gis benn cabinet sax du am sax tableau bu wane que ni kii vétérinaire la. Je vous remercie. jërëjëf Barka defe naa laaj bi leer na docteur di nga ci indi tontu dañu jéem a xoolaat keneen ko xam ne rek bëgg na participer asalaamaaleykum. waaw mu mel ni rëcc na xanaa mu jéem a composé waat 33 825 18 30 mën a participer comme ni mu ko bëggee asalaamaaleykum. aleykum salaam wa rahmatullah. ñu ngi lay ziar. ñu ngi leen di delloo yor bëri ba te di leen gërëm di leen sant. jërëjëf. di leen féliciter surtout. man la Fallou Samb. dama ñëwoon doon demander quelques questions docteur Ndiaye. di laaj ndax ñoom ñu ngi bàyyi xel ci influenza aviaire bi nga xam ne jaaroon na ci ma bëggoon ko laaj ndax ñoom ñu ngi xalaat mutation mën na ci am wala déet comme ñu ngi wax zoonose. te ñu gis ni grippe aviaire H5 bi. dafay wàll nit ñun li fi jot a jaar H9 la. may laaj ndax ñoom ak l'état du Sénégal ñu ngi bàyyi xel allo.
waaw ñu ngi lay dégg. waaw ndax ñoom ñoo ngi bàyyi xel ci mutation bu ñëwee ndax seetlu nañ ni grippe aviaire influenza aviaire bi ñu fi dugg fee. def na fi 2 ans ñu doog a indi vaccin bi. déjà loolu déjà ma bëggoon a xam docteur bi mu wax ma lu tax loolu. pourquoi 2 ans ba nga xam ne bi léegi xaw na laal cheptel bi ñu doog di indi vaccin. beneen bi moom comme situation bi ñu dund actuellement. ak corona bi ndax corona. ne wàll ñu ngi jóge ci mala jëm ci nit wala nit ci nit la jóge mën na jóge ci nit dem ci mala loolu bëggoon naa ko xam. ndax corona bi nga xam ne moom lañu nekk ci nit ndax mën na jóge ci nit dem ci suñu mala yi. wala ndax ci mala la jóge ñëw si ci nit. yooyu aussi bëggoon naa xam ndax ñoom def nañ ci ay gëstu. yi uno donc maa ngi leen gërëm di jërëjëf ci laaj yu am solo yi docteur Ndiaye dégg nga ko. donc ci mbirum influenza ak grippe aviaire ndax yéen a ngi ci xalaat ci mutation yi ak tamit lan moo tax 2 ans après ñu door a am vaccin. di nga ci tontu asalaamaaleykum. allo. asalaamaaleykum. asalaamaaleykum. maaleykum salaam. maa ngi wootee Guédiawaye. waaw ñu ngi lay déglu. damay poser benn question ci tuberculose pulmonaire ndax bu dalee nit. léegi forme bi ñuy dal bi. forme pulmonaire la wala extra pulmonaire la. loolu laa bëggoon forme pulmonaire wala extra pulmonaire loolu laa bëggoon laaj. d'accord allo waaw. comprendre na. waaw da ngay laaj ndax tuberculose pulmonaire bu dalee nit. waaw ndax forme pulmonaire la. wala forme extra pulmonaire. waaw kañ kuy jar benn mala daal. waaw loolu laa bëgg a xam ndax da koy wàll ñaar yëpp wala benn la koy wàll. ah d'accord bu fekkente ne mala bee ko wàll. waaw effectivement ndax mala bi moo koy wàll. d'accord ok loolu laa bëgg a xam. jërëjëf donc dañuy jëlaat beneen auditeur wala ñaar docteur su ko defee ñu mën na bàyyi nga tontu ñi nga xam ne jot nañu composé 33 825 18 30 asalaamaaleykum. asalaamaaleykum. allo madame. waaw sëñ bi ñu ngi lay ziar. salaamaaleykum. maaleykum salaam. ñu leen di delloo ziar. tur bi wala fooy wootee. man maa ngi tudd Ibrahima Diong monsieur Diong maa ngi wootee Kaolack. ñu ngi lay fay monsieur Diong. waaw fii ba Parcelles Assainies Kaolack. ñu ngi lay déglu. ñu ngi rafetlu émission bi. jërëjëf. waaw ñu ngi félicité Ndiaye monsieur Ndiaye. docteur Ndiaye. waaw ñu ngi laajte nag li ñuy wax ne gannaaw dañuy dund ak mala yi karaw yi muus wala xaj est-ce que dafay joxe feebar est-ce que loolu am na. ndax karaw yi muus wala xaj ak yooyu yëpp ndax day joxe feebar. waaw. waaw dina ci tontu. kon nag Pape nga félicité moo nga ne ko sa benn goro la bu nekk Kaolack sa benn goro bu la may jabar. d'accord jërëjëf donc ñu jëlaat suñu dernier auditeur balaa ñuy tëjandi antenne bi. asalaamaaleykum maaleykum salaam. maaleykum salaam ñu ngi lay déglu. allo asalaamaaleykum. maaleykum salaam. Adja na ngeen def. ñu ngi fi ñu ngi ziar. ñu ngi leen di nuyu baax den ziare. tur bi wala fooy wootee. di kontaan ci Sud FM. jërëjëf. di ñaan yàlla na taxawaay si yàgg. tubaarkalla émission yi am na solo trop tubaarkalla. jërëjëf di ziare sama mbokku vétérinaire boobu. ndax xam nga boucher moom ak vétérinaire ay mbokk lañu ay xarit lañu. tubaarkalla moo tax. mais dama doon laajte ci diggante doomu aadama yi. ak muus yi. ndax muus léeg-léeg dañu koy yaatal ci kër ba day mujj dem di toog ci si jaade yi dugg ci biir néeg yi yaatu si daal trop. may laaj moom ban risque la lu ci doomu aadama am daal. loolu laa doon laaj wasalaam ngeen daal ma. jërëjëf laaj bu am solo docteur. waaw dañuy xool rek bu fekkente ne auditeurs yi arrêté nañu ñu tëjandi antenne bi su ko defee dañ koy ubbiwaat ci kanam docteur comme ça nga mën a recueillir seeni ay yeneen laaj. El Hadj Touré moom jeexaluñu woon ci laajam parce que deuxième laajam mu ngi doon naan xar buñ koy yar ci kër wala fu mu mënti doon ñaata yoon ci at mi lañ ko war a piqûre. xar ñaata yoon lañ koy piqûre ci at mi moom dafay dépendre.
ci xar bi ndax feebar na entre temps bu dee donc xar moom war nga koo jéem chaque 6 mois nga ñëw vraiment dem nemmeeku sa vétérinaire xool ko. waaw mais entre temps tamit xar bi su feebaree nga gis lu la ci jaaxal dafay jaadu nga dem xool sa vétérinaire mu ñëw indi ci ay lu mu ci xool mu xool ko ci. waaw Abdou Sakhor ne dafa amoon benn mbokkam bu ñu diagnostiqué loon AVC ñu ne ko kaña daf koy faj dañ ko ci toggal lu bëree bëri nag nee na nag waaye dafa mujje wàññeeku nee na ndax loolu c'est avéré que kaña di ko lekk mën na indi saafara ci feebaru AVC. loolu moom gisaguma ci vraiment benn lu confirmé ne kaña day saafara AVC. te di ko wax aussi ne risque la jël animaux sauvages yi ñu leen di consommer parce que gis nañ ci récemment avec Ebola ci consommation animaux sauvages ci la jógee feebar bi law. te animaux sauvages yi lu ci ëpp doole ay réservoir la ñuy doon maanaam soo déggee réservoir moom dañuy am boole jàngoro yu bari di ko dund ak ñoom mais du ñu feebar du ñu def feebar yooyu une fois que nit ki jëfandikoo ko wala nit ki mën na nekk ak moom en contact mun na nekk potentiellement occasion pour mu jox ko jàngoro boobu. donc ñuy def attention bu baax a baax ci consommation jëfandikoo yàppu animaux sauvages yi. waaw docteur balaa ñuy tontu yeneen auditeurs yi dañuy bàyyi waa service commercial jàll ba noppi. pasti Valda raxul dara dàkkande kese lañ ko defaree produit Valda yi mën ngeen ko am suñuy boutique Valda yi wala ngeen woote ci numéro 77 219 98 45 wala ngeen dem ci www.boutiquevalda.com Val d'Afrique moo leen di may seen émission Allo Docteur. ñu koy jaajëfal Val d'Afrique ak ordre des médecins du Sénégal di ñu may suñu émission Allo Docteur Mohamed Thiam moom mu wootee Malicounda moom nee na dafa doon faral di am ay xaj benn berger mais nee na 6 mois après mu am pavot mais mu gis ne à 2 reprises am na léegi mu bëgg a xam ndax ban incidence la ci am ndax bi mu deewee ñu teg ko ci terrasse bi gisoon na ne muus yi sax dalee na wàll ba ñoom tamit defe naa dañoo mujj woon dee. si Mohamed Thiam boobu mu ngi laajte ndax parvovirus boobu noonu rayoon xajam bi ban incidence la mën a am di laajte ndax mun na wàll doomu aadama yi zoonose la ou pas. parvovirus dafa bari moom ci Sénégal ci jamono yi ñu nekk commencé na il y a de cela ay années yi passé ba guddi yi ñu toll vraiment ñu ngi koy. nemmeeku ci lu bari ci carnivore yi mais lu ñu mën a wax foofu ci parvovirose moo di c'est malade feebar boo xam ne la day wàll ci entre xaj yeeg wala entre muus yi waaye mu newul zoonose munta wàll doomu aadama. foofu loolu lañ koy répondre. mais amul beneen risque aussi pour wàll yeneen par exemple yeneen animaux yu nekk ci kër gi. déedéet munta wàll xar yi munta wàll parce que xar du def parvovirose. waaw munta wàll bëy wala nag wala kini mais entre xaj mun na wàllante muus aussi mun na ko wàll munta wàll aussi doomu aadama parce que nekkul zoonose. Mbarka moom li muy laajte moo di porc mbaam xuux ndax ñi koy lekk du am danger vu ni mbaam di dundee ak xeetu ñam yi muy lekk. waaw dëgg la mbaam nu muy dundee ak potentiel réservoir bu mu mën a nekk comme yeneen animal yi yeneen jur. waaye lu ci am solo rek mooy comme ni ma ko waxee rek. yàpp balaa ñu koy lekk jëfandikoo dañ koy saytu te mu jaar fa mu war a jaar parce que yàpp boo xam ne danga ko jur boo rey de manière clandestine sa kër rek amul benn ku expérimenté ñëw xool la ndax yàpp bi wér na wala wérut ci lay nekkee danger waaye mbaam ba ñu rey ca abattage ay vétérinaire ñëw saytu ko su nekkee nekk na yàpp boo xam ne sentul pour ñu lekk ko rek dinañ ko saisir. su nekkee yàpp bi vraiment lu baax la pour ñu jëfandikoo dinañ ko joxe nit ñi jëfandikoo ko.
kon daal li bon mooy nga rayal sa bopp te joxoo ku la saytul ba xam ndax boo ko lekkee du la jëriñ du la indil jafe-jafe. exactement. waaw beneen laajte wam nee na ñoom ñi nga xam ne sàmmkat yi lañu te dañuy jaxasoog jur gi parfois di dugal seen loxo fu ne ci seen i gémmiñ ak yu ni mel te parfois sax xëy na duñu raxasu nu mu waree ndax amul risque tamit ci ñoom. waaw am na risque amuloo risque parce que promiscuité avec animal yi rek su amee rek maanaam jege ak animaux yi rek. mën na am yenn njeexteel surtout su nekkee ne gétt ba nga nekk vraiment am na feebar ba fa nekk feebar boo xam ne zoonose la mën na wàll doomu aadama te loolu mu ngi gën a am mu ngi gën a bari vraiment mooy suñu mbokk yu nekk ci monde rural foofu nga xam ne ci ngay gën a gisee ay maladies infectieuses ci jur gi. ñu ngi foofu aussi sensibilisation war nañ ko def ci ñoom nan lañ mën a nekkee ak seeni animal yi pour nga xam ne dinañ mën a conduire seeni jur sans pour autant ñu mën a exposer wu ci yenn risques yi. waaw nee na tamit leneen li ko jaaxal moo di vétérinaire boo fi woo yóbbul ko sa mala ñoom seen premier geste rek moom mooy piqûre dañuy gis nag ci dëkku tubaab bi dañuy opérer sax mus bu damm wala xar bu damm wala laafu ginaar bu damm waaye dafa mel ni dafay bëgg a laaj nag ndax Sénégal fii loolu amu fi ndax piqûre rek la vétérinaire yi xam wala. waaw ci question boobu moom dama koy wax ne dafa bëri tamit am na ñoo xam ne. duñu vétérinaire sax peut-être ñu ngi ci koñ bi yor nañ seeni pikiir voilà ku am seeni mala ñëw ñu jox leen ñu pikiiral leen mais benn vétérinaire boo xam ne jaar na fa mu war a jaar jàng na ci université yi ñu jox ko xam-xam mu ñëw toog ñu ngi nekk di def vraiment liggéey bu am solo. waaw donc Sénégal moom vétérinaire yu ñu fiy formé. ñu génn nekk ay docteur vétérinaire ñu ngi def liggéey bu am solo xanaa kay mun na nekk ñoo xam ne dañuy ñëw di mbubboo ne nekk nañ vétérinaire te loolu dafay bari moom dafay bari torop. waaw ñu ñëw ci laaj bi nga xam ne kii da cay nee na ndax yéen a ngi bàyyi xel ci ak surtout nguur gi ci influenza ak grippe aviaire ak mutation yi ci mën a am te tamit le problématique u vaccin bi nga xam ne 2 ans après lañ ko indi. waaw mu ngi poser question bu am solo ci influenza aviaire bi yaakaar naa ne looloo waral sa état bi boole ko ci liste 6 zoonoses yi nga xam ne yu ñuy may xel la c'est-à-dire état vraiment mu ngi dresser benn stratégie bi nga xam ne. mu ngi permettre di suivre évolution maladie bi information bu ci am rek pour nga xam ne bés bu fi mësoon bu fi waree am rek peut-être dinañ ci jël seen matukaay bu am solo buñ ci war a jël te potentielle mutation aussi new na influenza aviaire kese moo nekk exposé wu ci loolu yaakaar naa feebar yu bari guddi yi nga xam ne milieu faune sauvage mun nañ garder nekk comme réservoir rek. des mutations peut avoir c'est pourquoi nag santé ñu nekk mu war a nekk évolution ñëpp ñu ci war a jàpp ci fa nga war a nekk sa secteur nga mën a def ci sa plan de surveillance nga xam ne vraiment mun nañ dajale lépp sur table pour xeex ko donc ci influenza aviaire mutation mun na possible mun na a nekk état aussi il est conscient moo tax mu boole ko ci 6 zoonoses yoo xam ne prioritaire la te mu ngi ciy def benn plan de surveillance. laajte na tamit ci mbirum coronavirus ndax wàllante gi mën na jóge ci nit dem ci mala wala est-ce que ci mala la jóge ñëw ci nit ban leeral nga ciy indi docteur Ndiaye. waaw ci kiiw corona bi dafa guñ corrélation s'il s'agit ndax mun na nekk zoonose. c'est-à-dire jóge ci animal wàllu nit wala jóge ci nit wàllu animal mais luñ mën a xam rek mooy. coronavirus jàngoro boobu nekk na ci jëlee nañ ko ci ay mala nekkoon na ci ay mala donc y a certaines hypothèses yuy wax ne dafa subir mutation dem ba nga xam ne mën na wàll doomu aadama mais à l'instant instant bi ñu toll amul dara luy firndeel ne coronavirus nit mën na ko jël wàll ko animal wala animal yi mën na ko jël wàll ko nit. waaw
waaw kii wootee Guédiawaye moom li mu bëggoon xam moo di ku am tuberculose pulmonaire boo xam ne jur gi moo la ko wàll mala moo la ko wàll ndax tuberculose forme bi tuberculose pulmonaire lay nekk wala tuberculose extrapulmonaire. waaw léegi tuberculose mu ngi wax tuberculose zoonotique. maanaam tuberculose boo xam ne jur moo ko wàll doomu aadama. boobu ci luñ ci gën a seetlu rek mooy tuberculose boobu extrapulmonaire lay doon maanaam day jàpp nœud lymphatique yi ak yeneen organes la majeure partie du temps tuberculose zoonotique extrapulmonaire lay doon. donc Ibrahima Diop moom nee na ndax karawu muus wala ak xaj ak yooyu yëpp mën na indi feebar parce que dañuy gis ne dañuy dund léegi comme ni nga ko waxee sànq promiscuité bi. léegi dañuy dund ak façon mala bu nekk daal ndax ñoom seeni karaw mën na indi feebar. waaw mu ngi laajte karaw muus wala karaw xaj mun na am njeexteel ci santé. waaw ci tradition moo am na ñuy wax ne voilà tawal muus mën na andi ay. asthme yooyu noonu mais scientifiquement parlant gisaguñ ci benn article scientifique bu def corrélation bu boole ne karaw muus mun na indi ki dara feebar ci doomu aadama. waaw kon daal amul dara loo xam ne scientifiquement prouvé na ne. mën na indi feebar boo xam ne wala boo karawu muus boobu wala xar boobu feebar. wàllante gi jóge ci karaw gi. waaw. waaw beneen laaj nag moom mu ngi laaj ci nee na dañuy gis ne muus yi dañ leen yaatal torop ci biir kër yi. te fu nekk la ñuy saw fu ne la ñuy dugg fu ne la ñuy tëdd ndax loolu aussi amul conséquence ci santé. waaw ci kaawu muus yi ñàkkul conséquence parce que am na benn yenn article scientifique yu def liaison. relation entre des cas de toxoplasmose yoo xam ne mën na joxe avortement ci jigéen bu wérul ak muus donc amul sans conséquence moom amul sans conséquence waaw. te amul yenn à part genre avortement yooyu amul beneen risque boo xam ne ça a été prouvé scientifiquement. non amul beneen risque parce que nit tamit ak muus yàgg nañ dëgg nit ak xaj yàgg nañ dëgg. mais tout dépend tamit ci ni nga yoree sa muus ak yore sa xaj parce que war nga xool suivre santéem ba nga xam ne du génn di la indil yenn problème ci ni waaw mais lu ci am ba am ji am na vraiment article scientifique yu jéem a def corrélation entre jigéen ju wérit yi ak des cas de toxoplasmose yoo xam ne mën na jógee ci muus. kon nag dañuy ubbiwaat antenne bi 33 825 18 30 ñu bëgg a participer ci seen émission Allo Docteur ñu waxtaanee résistance aux antimicrobiens waxtaanee tamit li nga xam ne moo di yenn feebar yi nga xam ne ci mala yi la ñuy jógee dem ba ci ñii di nit ñi ñu ñëw ci li nga xam ne mooy maladie émergente et réémergente. docteur ban rapport la am ak santé animale One Health ak yooyu yëpp santé humaine est-ce que y a une suite logique dafa am link boo xam ne tey moo tax ñu dellu si ñu gis ay maladies émergentes yu bari wala ñu koy waxee daal ay feebar yu bees yoo xam ne daal il y a des années ci ginnaaw gisuñu ko woon est-ce qu'il y a un rapport. oui am na rapport bu mag a mag bu am parce que. comme ni ñu ko waxee rek dem nañ ba ay jëmi jamono ñuy gis ay maladies yoo xam ne nouveau lañ des maladies yoo xam ne nouvelle lañ dem nañ ba gis ay jamono yoo xam ne maladies yoo xam ne amutoo disparaître noonu nañ mais ñëwaat nañ donc loolu yëpp ay équation la wala ay opportunité la pour ñu may ci ñu taxaw def ci benn seetlu te suñu gisee ces dernières années statistiques yu ñu joxe. surtout les maladies non transmissibles yi comme ni ma ko waxee les diabète de type 2 yi les problèmes cardiovasculaires nga xam ne gars yi def nañ corrélation bu mag a mag entre feebar yooyu noonu ak mode de vie buy nit ñi di dundee actuellement que ça soit mu nekk alimentation bi que ça soit mu nekk des problèmes ci environnement bi loolu moo tax vraiment guddi te li muy rey ci àdduna bi dafa bari parce que maa ngi gis les statistiques nee nañ problème yoo xam ne c'est lié aux maladies non transmissibles dina rey chaque année 15 millions d'habitants donc loolu dafa bari de trop
loolu moo waral tamit c'est inclus au centre des intérêts de l'OMS maanaam OMS dafa jël question boobu mu def ko lu ko ñeel looloo tax tamit mu regrouper tous ces acteurs autour d'une table pour ñu de waxtaan ci facteur de santé yooyu noonu pour nga xam ne alimentation nit suy jëfandikoo lekk mu nekk lekk boo xam ne du ko andil jafe-jafe wala du ko andil feebar nit ci su nekkee ci environnement aussi mu nekk environnement boo xam ne environnement bu sain la du ko andil jafe-jafe parce que comme ni ñu koy waxee benn adage rek la santé se trouve dans nos assiettes loolu moo am te mooy dëgg parce que nit ñi suñu lekkee lekk bu baax rek peut-être yenn feebar yu bari duñ ko am suñu nekkee ci environnement yu bu baax yenn feebar yu bari duñ ko am donc dafay am solo ñuy dem di attaquer feebar yi ci seen origine moo gën ñuy bàyyi ba nit ñi feebar vraiment ñuy jéem a indi solution. donc soo gisee concept One Health ci loolu la dugg pour ñu jéem a xool nan la ñuy demee attaquer feebar yi ci seen source mën leen a combattre. waaw ci maladie yi ngay wax maladie chronique yi maladie non transmissible yi concept One Health ne nga dañ ko bëgg attaquer ci source bi. démarche bi lan la. waaye démarche bi moom c'est par exemple soo ñëwee côté vétérinaire par exemple déjà denrées alimentaires d'origine alimentaire yi c'est-à-dire lépp loo xam ne produit yoo xam ne dañoo jugee ci mala mu nekk meew bi yaourt bi mu nekk les viandes hachées yi il faut qu'il y ait vraiment une politique de réglementation c'est-à-dire am benn kii boo xam ne dañ leen di saytu. ba nga xam ne lépp lu ñuy nekk ci su nekkee meew bi mu nekk meew boo xam ne meew bu nekk de qualité la bu sen su nekkee yàpp bi aussi mu nekk yàpp boo xam ne yàpp bu sen la su nekkee de l'autre côté les viandes hachées wala les sardines lépp loo xam ne daal produit animal la mu nekk loo xam ne lu sen la suñ jigee foofu aussi vétérinaire jéem a xool maladie yoo xam ne potentiellement mun na nekk zoonose mun na wàll doomu aadama yi ñu jéem ko dem faj leen. wala si nekkee jar na sañu abattre discriminer maanaam éliminer jur googu ñu éliminer ko et là y a tout un protocole bu ci nekk waaw. mais est-ce que ñu ngi nekk di ko def ne nga bu jaree saytu meew yi ñuy jaay. ci marché yeeg grande surface yi viande hachée yeeg yooyu tey jii contrôle boobu est-ce que consommateurs yi mën nañu am assurance que ne jaar na fi mu war a jaar contrôler nañ ko comme ni ñu ko war a contrôler ba ñoom buñ ci lekkee du lor seen wàllu wér-gu-yaram. Malheureusement non malheureusement moo parce que ñun ñëpp gis nañ Sénégal vraiment nu muy demee. lu waay neex def bi bari na fi comme ni ma joxe exemple récemment avec ñu dem rey ay fas nar ko jël di ko jox doomu aadama ñu lekk ko am ñoo xam ne tamit dañuy ñëw tamit meew yi aussi même soo jëlee meew bi rek toute une chose mu ngi ci parce que des fois da ngay jël say nag nga topp nga pikiir ko. respecté woo délai d'attente bi nga dem ratt ko jël meew bi jaay ko mu am ay résidus d'antibiotiques consommateur bi ñëw naan ko de yooyu ay problème nga koy andil te soo xoolee ci nag yi guddi yi mamit yi bari nañ ci dañuy wax ne soo ko traité tegal na le sa nag ba ay jëmmi jamono nga doo koy rat mais gars yi du ñu respecté loolu donc c'est pourquoi tamit ñuy war a lancer appel à l'État mu jéem a xool comme dans les pays développés nu muy amee rek comme ay Maroc noonu. dañuy déléguer des personnes yoo xam ne qualifiées au niveau des fermes ñu saytu seen ferme yi xool s'il y a de maladies contrôle def benn contrôle sanitaire bu war au niveau des abattoirs aussi ñu jéem leen a dooleel maanaam seen rythme seen capacité mën a yokk ba nga xam ne décentraliser aussi certaines unités ba nga xam ne ka jógee Guédiawaye du mën a déplacer wu Guédiawaye ñëw ba ci abattoir mën a rey xaram dina nekk sur place wala dans un établissement bu gën a jege mën a yóbbu ñu rayal ko ñu saytu ko mu demaat. au niveau des supermarchés des structures agroalimentaires aussi donte am na ñuy descendre di ci wàcc di saytu mais ñu gën a def liggéey bu am rigueur ba nga xam ne vraiment dinañ am résultat yu fiable liggéey bi dina nekk du am dara loo xam ne dinañ ko mën a dina leen rëcc. su boobaa vraiment population bi seen lekk dina mën a nekk loo xam ne dina gën a nekk de qualité dina leen permettre aussi ñu mucc ci yenn problème yi. waaw 33 825 18 30 ngeen participer ci seen émission Allo Docteur li nga fi wax yépp docteur Ndiaye yow ci sa gis-gis ce sont des
en tout cas projection mën naa wax ne projection la wala ay piste de solution pour sécuriser l'alimentation des consommateurs mais est-ce que y a quelque chose boo xam ne garantie boo xam ne mën na dalal xelu consommateurs yi ne dinañu yegg foo xam ne képp ku jënd dara leer na la ne lii def nañ ci contrôle bañ ci war a def gis nañ ne marché bi léegi foo tourné ginaar bari na da ngay gis ay ginaar yu ponkal nit ñi sax des fois dañuy tiit ne est-ce que ginaar yi amul luñ leen di jam ngir ñu gën a mokkal mbirum ginaar yi bari yomb tey jii vétérinaires yi est-ce que def nañ ci ab gëstu am na lu ñu war a alerter consommateurs yi ci mbir moomu. waaye ci question boobu noonu nu ma ci mën a wax moo di am na yenn jéego quand même am na yenn jéego mais doyul parce que ñu ngi gis ba tey suñu jëlee yenn médicaments yenn antibiotiques yi éleveur di ko utiliser wala di ko am nu ko neexee comme ni nga waxee ci ginaar yi aussi doy na waar parce que da ngay gis koo xam ne ginaaram nekk na à terme maanaam léegi tey mu jaay ko mu jël mu feebar mu bombardé ko jox ko ay antibiotique ci ëllëg sa ba mu jël ko mu jaay ko donc comme ni ma koy waxee rek loolu yëpp dafa war a schéma yooyu yëpp état da ko war a jël prendre ko en compte pour nga xam ne dina mën a répertorier vraiment tous les fermiers wala tous les producteurs mu mën di yabal ay ndaw ñuy dem sur place di def des visites vraiment ñoo xam ne répondre nañ ay normes yi voilà xayrun ñu répondre ay normes yi aussi même su nekkee ay daan la leen yi teg mu teg leen ay daan parce que vraiment toll nañ ci monde boo xam ne actuellement dañoo dund ak ay menaces yu bari te loolu suñ ko deful rek vraiment te maa ngi seetaan benn jour récemment benn grille de benn lutteur muy dénoncer wala muy def benn alerte ne ndaw yi nu ñuy day seetaan des fois Facebook défilé ba ci yàgg ñu ne malaise moo ko rey ainsi de suite te defuñ ci benn interrogation pour poser ci question vraiment nekk na loo xam ne sens de responsabilité de tout le monde la ñu jël santé bi jël ko vraiment inscrire ko au centre te santé bi lu ko consommation bi lu ko déterminisme bu mag la ci et que responsable yi ñuy jël vraiment tout ce qui est rigueur ñu def ko ci sinon rek vraiment on aille vers une ère boo xam ne dina métti trop. dina métti mais en attendant que l'État prenne ses responsabilités que ñu war a contrôler comme il faut consommateur lambda bi moom nan la mën a def pour être sûr que li muy jënd noonu la parce que mënoo yar sa kër ginaar yar fa xar amoo géej di napp sa biir kër donc le consommateur tey jii ban taxawaay la war a am pour être sûr que li muy jënd du ko lor naam leeru ko ne jaar na ca chaîne de contrôle ba mu nar a jaar ba yegg si fañ koy jaayee. waaw dina métti trop ci consommateur bi parce que comme ni nga ko waxee rek les autorités compétentes aussi devaient waroon nañ jouer seen rôle mais suñu xoolee ba ci consommateur parce que yaa di nga nekk ci koñ bi gis benn boucher par exemple mu jël di jaay yàpp nga xool soo ñëwee ci place am ay weñ rek ngay gis mu fay naaw. donc kooku dalul xel nga jënd fa sa yàpp. ah bon di nga dem gis benn place boo xam ne yàppam mu ngi ko exposé en plein air. muus yi di ci naaw di ci dal kooku dalul nga ci jënd yàpp. lu tax dalul xel. mais ndax le seul fait que weñ yaa ngi fa wala le fait que weñ yi nekk fa. ça prouve que y a problème. waaw le fait que weñ yi di ci naaw di ci dal nga gis yàpp bi exposé déjà conditionnement bi normalul parce que yàpp normal soo ko war a ñëw war nga ko fekk mu nekk ci fu frais chambre froide wala congélateur mu nekk ci nga génn mu ñëw mu génnee daggal la wala mu muur ko benn kii bu ndaw au moins c'est des repères en tant que consommateur repères yooyu mën na ko jël parce que consommateur bi aussi mënul dem di saytu dagg yàpp dem analyser ndax am na léeg-léeg mënut ko donc loolu dafa am ñu ko jagleel ñooñ war nañ ko def mais su amee yoo xam ne échappé na vraiment ñëw ba ci seen table ci koñ yi nañ am yenn repère vraiment xool foo xam ne vraiment hygiène bi place bi répondre na ndax yàpp bi ñu ngi ko denc ci congélateur mu sedd wala déet waaw su yooyu réunirut moom dalul xel mu jënd foofu noonu. sànq bi ngay tontu Barka fekk mu lay naan dafa mel ni Sénégal vétérinaire boo fi woo rek. piqûre la lay njëkk a defal amul beneen diagnostic bu profond bu ñu mën a def ci sa mala bu feebar ak yooyu. yaa ngi ko ne xëy na am na ñoo xam ne dañuy mbubboo turu profession bi
yéen da ngeen toog di seetaan loolu di law te di lor mala jàmbur yi wala dafa am loo xam ne jéem ngeen ko pour rek mën leen a xeex nee na ma am na auditeur bu nekk en ligne nañ ko jël ba pare docteur nga tontu ci laaj boobu. mu jéem a duggaat ci 33 825 18 30 participer ci seen émission allo docteur tey ji ak docteur Ndiaye asalaamaaleykum. waaw dafa mel ni moom dafa am problème mu réseau docteur kon nag li ma la doon laaj en attendant muy dugg mooy tey yenn tànk ci yenn tànk ngeen nekk. maaleykum salaam. salaamaaleykum. maaleykum salaam. maa ngi wootee ci Guédiawaye. waaw ñu ngi lay déglu bu baax. damaa bëgg a xam nit ku am tuberculose pulmonaire nit ki moo am tuberculose. léegi xar mi amul dara est-ce que mun na ko wàll. ndax nit ki mën na ko wàll xar bi. waaw ndax nit ki mun na ko wàll xar mi effectivement loolu laa bëgg a xam. ah d'accord. waaw jërëjëf. waaw ñu ngi jéggalu kon nag dañoo comprendre woon question bi moo tax. donc comme te leer na bu fekkente ne am na keneen ñu jël ko ba pare nga door ko tontu asalaamaaleykum. asalaamaaleykum. maaleykum salaam. maa ngi wootee Dakar. Dakar ñu ngi lay déglu. waaw man nag maa ngi leen di suivre depuis émission bi intéressant macha allah. jërëjëf may nuyu docteur di ko laaj rek ne dama gis ni comme lu mu wax sànq rek ndawal bi nga xam ne dañ koy jaay ci mbedd bi. mu nekk loo xam ni lu doy waar la parce que tamit xel nangu ko sax même si Sénégal dañ naan boo ko toggee ba mu ñor micro bi deew ak yooyu yëpp doo ci amati problème de santé. ma gis ni que loolu peut-être ñàkk pexe ci ñenn ñi la. ndax boo gisul tamit feneen foo jëndee. nga gis ndawal bi ci biti yenn anam yi nga xam ne dafa war a am ndawal bi mooy mu nekk au frais conditionnement bi mu doon wax loolu yëpp xam nañ ni loolu mooy yoon. waaye tamit bu fekkee ne leen la ñu gis te gisuñu li nga xam ne conditionnement bi nga xam ne nguur état moom moo war a jug pour suñu sécurité alimentaire te jéego yooyu defu ko léegi lan la ñu war a mën a def kon bu boobaa. ndax loolu ñun mënuñu tamit wax nit ñi dem leen ngeen nekk ci place yoo xam ne da ngeen koy dugal ci froid. ngeen jaayee anam yàpp bi nii ndawal bi nii léegi jéego yooyu noonu état bi moo ci waroon a jug pour ñëpp nekk ci norme yi ndax loolu suñu sécurité la. léegi loolu moom kon lan moo ciy pexe ak lan moo ci suñu santé tamit naka la ñuy def ñun bu boobaa. jërëjëf ci laaj bi jërëjëf. waaw dañu jéem a xoolaat benn wala ñaari auditeur ndax waxtu bi léegi mu jeex docteur comme ça nga tontu leen ci lii ñi nga xam ne moom moo aju tey ci wàllu santé animale ak santé humaine nan lañ leen di lënkalee ngir muccandaloo ñëpp asalaamaaleykum. waaleykum salaam wa rahmatullah. ñu ngi lay ziar sëñ bi noo tudd wala fooy woote. ñu ngi lay bu baax soxna si. di rafetlu bu baax émission bi. merci. moom dañ koy topp saa su ne. émission wér-wér la. ñu amoon benn laaj bëggoon ko jébal docteur. waaw mu ngi leen di déglu. waaw laaj bi ñu amoon mooy dañu gis ne ginaar yi nga xam ni moom la ñuy faral di teewoo léegi. ci même pas un mois nga yer ci ginaar mu mat doon li mu doon màgg. ndax yàpp boobu noonu ndax dina wóor ci utiliser di ko lekk waaw wala de. bu fekkente ne suñ ginaar ordinaire yi nga xam ne moom la ñu yor ci kër yi dañuy gis ni moom ba muy mat poids bi nga xam ne maximum du ko yar mais ginaar yi nga xam ni moom la ñuy jox léegi ci 40 jours lañ koy defal yépp mu mat ndax yàpp boobu noonu lekk ko ndax dana nekk lu baax ci wér gi wax wala def. question boobu laa amoon ngir laaj ko docteur. ñu ngi kontaan nag bu baax ci émission bi. jërëjëf. jërëjëf merci beaucoup jërëjëf ci laaj bi Pape Laye bu fekkente ne amul beneen auditeur kon dañuy tëj antenne bi rek su ko defee docteur mën a tontu waaw ñu jël auditeur bi mujj asalaamaaleykum. salaamaaleykum maaleykum salaam. waaw soxna Rosalie ñu ngi lay ziar. ñu ngi delloo ziar. ñu ngi nuyu di la nuyu di nuyu docteur Ndiaye. ñu ngi lay fay bu baax. Omar Niala maa ngi wootee Dakar. ñu ngi lay fay Omar. vraiment ñu ngi rafetlu waxtaan bi bu baax a baax. jërëjëf. waxtaan bi am na solo docteur. di ñaan yàlla fi mu bëgg a yeggali médecine vétérinaire yàlla na ko suñu borom jàppale. amiin ñu ak moom ci jàmm ak salaam. amiin amiin. vraiment kontaan nañ trop waa ñu ngi suivre émission bi bu baax a baax. jërëjëf. merci beaucoup. jërëjëf.
jërëjëf ci encouragement yi ak contribution yi donc docteur Ndiaye ki woote woon Géejawaay xëy na dañoo déggoowul woon ak laajam mais gën na ko leeral nee na nit ku am tuberculose pulmonaire ndax moom mën na ko wàll animal bi mu nekkal. waaw foofu waaw nit ku am tuberculose mën na wàll animal bu mu nekkal. waaw ndax dina feeñ ci moom ci xar bi naka lay xamee ne. wàll na ko. nan lay xamee ne wàll na xar bi. waaw parce que tuberculose peut-être mën na animaux mën na wane ay signes cliniques yi peut-être mën na discret comme mën na apparent mais au diagnostic soo ko defee xool au niveau des leurs nymphatiques foofu ngay mettre en évidence s'il y a des lésions tuberculeuses ou pas. waaw mais à part ça mën na ko wàll te du wane benn signe. waaw mën na ko wàll mu nekk des porteurs. sains des fois porteurs sains. mais à la longue su nekk kii ni forme clinique bi exprimé na ko da ngay gis mu amaigri nii mais lu lay wax ne vraiment am na tuberculose wàll na ko ou pas mooy mu def xool lésions yi au niveau des leurs nymphatiques yi di nga gis les lésions tuberculeuses. moom mën na ko gis wala faw mu dem ci vétérinaire. vétérinaire mooy ñëw peut-être su ko suspecté passer à l'autopsie pour xool. voilà. waaw leneen daf may pousser sax ma laajte que xar bu am wala beneen mala bu mën na am tuberculose nekk porteur sain. wala nit ki feebar te moom mi mala bi moom mi ko wàll feebarul wanewul signe clinique daal. c'est-à-dire mala bi bañ a wane signe clinique yi. wàll ko nit ki. nit ki nag moom tëdd. waaw parce que xam nga nit ki mën na ko ñoo gën a fragile. mën nañ wax noonu. te tuberculose tamit nit ki la gën a sonal muy sexate animal bi moom su ko amee la majeure part da ngay gis ne day amaigrir rek. dafay jeex voilà loolu moo ci mën na def ay anorexie mu bañ a lekk noonu. mais su dalee nit ki rek nit ki moom day tëdd moom vraiment. voilà waaw soxna si wootee Dakar moom nee na li nga wax dëgg la docteur yàpp ñu koy exposé ci mbedd mi weñ yeeg lépp te amul conditionnement bi ci war. xëy na ñàkk pexe la parce que boo ko jëndewul foofu. doo ko fa jëndee te naam état tamit jëlul ay responsabilités pour la sécurité sanitaire des aliments pour consommateurs yi tey jii buy laajte lan mooy pexe bi consommateurs yi naka la ñu war a def man ça me poser la question de savoir ndax association des consommateurs ñoom war nañu dugg ci genre combat yi tey jii. vraiment ci loolu noonu lañ leen di invité association des consommateurs. ci sécurité alimentaire parce que nit ki tamit looy lekk war na nekk lu sell newul ci viande bi kese mu nekk ci légumes yeeg ci leneen parce que gis nañ bu baax ci pesticides yu ñuy utiliser ci légumes yeeg salade yeeg yooyu la te loo xam ne nag guddi moo nekk noyau de la santé l'adage qui dit que moom la santé est dans nos assiettes loolu moom. newuñ na tey lañ koy justifier te guddi santé nu ñuy jàmbatee seeni santé dafa détérioré te lépp lu ko waral rek environnement bi am na ci part bu ngand suñu consommateur mode alimentaire bi daf ko waral lu bari te soo gisee yenn feebar yi nuñ ko corrélé ak jumtuwaay yi aliments industriels yeeg nu lépp y a une grande raison de mettre l'accent sur le i. donc à l'état vraiment mu jéem a développer def de telle sorte que vraiment dina protéger consommateurs yi nga xam ne lépp loo xam ne denrée alimentaire la balaa muy nekk nit di ko jëfandikoo au moins mu ba jaar ci des mesures wala des gens yoo xam ne assermentés ñu mën a ñëw di ko xool et que bien vrai que am na mais doyul mais il faut que ces mesures soient de rigueur vraiment mu nekk de rigueur et que tout aliment vraiment soit inspecté avant ñu koy mettre sur le marché quoi. waaw mu ngi doon wax nag ne xëy na fii Sénégal dañuy ne li ñuy muccal mooy même yàpp bi même bu ñu ko deful ci chaîne de conditionnement bi war dañu koy togg ba mu ñor loolu mën nañu muccal ci yenn muy bëgg a xam aussi yan conséquences sanitaires moo am ci jënd yàpp boo xam ne xëy na ça fait 24 heures ñu ngi ko exposé nekkul au frais di ko jaay ak yooyu est-ce que mën nañ ci jële feebar est-ce que togg ko ba mu ñor aussi mën nañu ci aar. Ouais. C'est pas toujours évident parce que ça dépend de la sensibilité thermique bu bactérie bu mu exposé wu. mooy lan ci olof docteur. c'est-à-dire ça dépendra ci microbe boo xam ne contaminé na yàpp bi ndax moom tàngoor mun na ko
faagaadal wala déet. parce que am na yoo xam ne même mën nga ko tàngal baxal ko tamit vraiment du dem fenn. mën nga ko lakk du dem mën nga ko lakk baxal ko togg cuisson ni du dem waaw donc mais am na yeneen bactéries yoo xam ne tamit soo ko toggee mu dem donc c'est pas toujours évident. donc lu ci am solo rek moo di vraiment tout ce qui est rigueur ci saytu aliment ñu jëm ko matal. nga xam ne vraiment su boobaa consommateur bi dina ci dem ak xel bu dal lekk sans risque bu ngand di ko ci risque potentiel mu koy exposé wu. kon daal tey docteur li wóor ba wóor mooy suñu wér-gu-yaram suñu lekk am na ci wàll. ah oui mooy point central bi vraiment. et je pense que il faut que ñun autorités aussi commencer di sensibiliser ci côté boobu que comme ni nga ko waxee la santé est dans nos assiettes. Il faut que ñu tànn lu ñuy lekk. xam ne tamit suñu lekk war na mën a doon suñu garab. suñu lekk moo war a nekk suñu garab de passage samay nuyu docteur Aboutsou je pense si xam ngeen ko ou pas vraiment muy def jéego bu ngand ci loolu di wax ni comment nit ñi vraiment war nañ nan la ñuy prévenir seeni feebar. moo gën ñuy toog ba feebar di doog a dem chercher les remèdes te ci loolu moom à l'unanimité te soo xoolee même organisation yeeg wala décideurs yeeg wala autorité ci à l'échelle mondiale ñëpp dañoo converger ci loolu pour xool vraiment na la ñuy appréhender la santé ci à leur source donc comme ni rek di dëggal consommation point focal bu mu am ci santé. waaw kii keneen ci woote ci mbirum ganaar yi nee na ndax ginaar yi nga xam ne en moins de 45 jours ñu juddu ponkal toll ni ñu toll ñu jaay leen ñin ñi ñu lekk ko est-ce que loolu wóor na te bu ñu ko dee comparer ak ginaar yi ñuy yar ci kër yi yooyu ñoom ñooy njëkk a mat. waaw foofu moom amul benn problème ginaar yi ñuy yar 45 jours ñu màgg ñu lekk ko amul benn problème su jaaree yoon. mais dina am problème ci kaw ci yan condition lañ ko yaree parce que comme ni ma ko waxee de l'autre jour tout à l'heure ku yar ginaar dem ba nga xam ne yaa ngi war a génnee ginaar bi jaay ko nga dem jëndi antibiotique di ko jox. pour lan la antibiotique. antibiotique mooy ay garab yu ñuy jël pour faj. xanaa day fekk ginaar bi di waaj a dee wala di mu feebar pour lan ñu war a xaar ba muy waaj a génn pour jox ko antibiotique. waaw parce que ñu bëri man soo dégloo seen i waxtaan ci producteurs yi aussi loolu la ñuy teg comme ci seen kii dañuy bàyyi ba nga xam ne trentaine de jours wala vingtaine de jours yi dugg na dañuy joxe antibiotique pour pallier à une éventuelle maladie. waaw parce que tamit antibiotique yi am nañ propriété pour prévenir ay feebar maanaam am nañ kàttan pour bañ a prévenir aar ginaar bi ba nga xam ne du feebar. waaw mais su nekkee jox nga ko antibiotique bi mu naan garab boobu mu daan garab boo gis am na délai d'attente bu lay wax ne ci diggante bi waroo ko lekk waroo ko jaay waroo ko jëfandikoo di ñaan yàlla di ñaan tamit lii laay war a suuli producteurs yi suñ joxatee seen garab yi ginaar yi ñu respecter délai boobu. ba mu mat ñu doog a jël ginaar bi pour jaay ko wala pour def ko naneen. mais de façon générale délai d'attente boobu bi ci gën a ndaw. lan la par exemple bi gën a ndaw boo ko joxee antibiotique. nombre de jours minimum bi nga xam ne war nga ko mën a xaar pour lekk. waaw ça dépendra ci antibiotique boo utiliser parce que antibiotique bu ci nekk nag vraiment ak délai d'attente am te antibiotique yi vraiment bari nañ. mais amul dara loo xam ne mën na wane ne bi gën a ndaw rek durée bi gën a ndaw. waaw mën nga gis ay antibiotiques yoo xam 10 jours mën na ko def. comme délai d'attente mën nga gis yoo xam ne dañuy dem bàyyi vingtaine de jours ça dépend. te ça m'étonnerait que ñu rey xaar 20 jours door a jaay. doo ko jaay donc docteur on n'est pas en sécurité. on n'est pas en sécurité et que vraiment comme ni ma ko waxee rek le monde vit dans une menace constante. léegi antibiotique boobu di des. ci lekk bi. est-ce que am na nuñ ko mën a toggee de sorte que du am benn résidu boo xam ne dinañ ko lekk. mënut a nekk donc dès l'instant que antibiotique yi kii nga dañuy retourner ci suñu thème bu ñuy développer muy résistance aux antimicrobiens. day créer des résidus nga jël loolu noonu consommateur bi ñëw lekk ko tu crées. togg mënu ci dara. togg mënu ci dara. kon est-ce que duñu commencer yar suñu ay ginaar donc. en tout cas commencer yar suñu ginaar maanaam di def autoconsommation ou bien vraiment les gens ñu gën a ñuy saytu sécurité alimentaire ñu
dawal des rigueurs strictes. ba nga xam ne mais ban mécanisme la ki yore xaalisam di jënd. dem ci supermarché wala gis benn fournisseur bu koy livrer à domicile amul benn mécanisme boo xam ne lu dul laaj ko. mu ne ko waaw wala déet waawam la am ak déedam. kese parce que loolu aussi newul ci domaine de compétence am. consommateur bi du ci mën a appréhender tous ces points. sincèrement du ci mën a appréhender tous ces points donc comme ni ma koy waxee rek à l'échelle européenne wala yeneen pays yi nu ñuy def ñu jéem a imiter ci ñoom moo di y a des cellules yoo xam ne dañuy saytu alimentation et là dañuy dem au niveau des producteurs di def des prélèvements di saytu si le producteur est dans les normes xayrun si le producteur n'est pas dans les normes mun na dem même ba day saisir sa bande bañ ko def ko comme loo xam ne c'est un produit insalubre. kon lii c'est une problématique à prendre vraiment au sérieux et que ñëpp wax ci donc yéen vétérinaires yi ban rôle ngeen ci am. ñun vétérinaires yi vraiment moo di comme nuñ koy defee à chaque fois vraiment sensibiliser on a toujours été dans ce sillage di sensibiliser les producteurs mais comme au Sénégal aussi y a des maillons yoo xam ne toujours ça passe donc. Des circuits yoo xam ne frauduleuses parfois. Et des gens aussi peut-être mal intentionnés qu'on ne parvienne toujours pas à contrôler. C'est comme tout autre corps de métier comme ci médecine humaine bi des fois des gens yoo xam ne des médicaments qui se vendent dans la rue. ainsi de suite xam nga am na fa. donc pour nous au niveau du de la médecine vétérinaire suñu bas blesse la donc. di appeler les autorités ñu ñëw jàpp ci pour voir comment nous pouvons faire de telle sorte que les consommateurs seront protégés. laaj bi ma lay mujj laaj mooy tey jii bu fekkoon dafa amoon ay association de consommateurs yu ñuy dégg bëgg porter combat bi fan la ñu war a jaar pour que contrôle bi mu doon loo xam ne lu permanent la lu régulier balaa ñuy mettre ci chaîne sur le marché xeetu ginaar yooyu ak yeneen fan la ñu mën a jaar pour porter le combat. oui fu ñu mën a jaar ba porter le combat c'est au niveau du ministère de tutelle. mooy le ministre de l'élevage et des productions animales. foofu lañ mën a jaar parce que au niveau du ministère y a des services. déconcentré yoo xam ne ñoo yor wàllam tout ce qui est production animale voilà ñoo xam ne ñooy saytu ci salubrité yeeg tout ça donc ci ñooñu lañ mën a jaar pour voir comment ñoom nan lañ mën a defaree décrire benn schéma d'appui yoo xam ne dinañ leen permettre ñu mën a contrôler tout ce qui est aliment vraiment et avec rigueur. te ci ginaar amul li nga xam ne moo am ci yàpp nag mooy tampon boobu nga xam ne boo ko gisee rek wóor na la ne c'est voilà mën nga consommer amul problème amu ci. oui parce que condition d'abattage yi parce que fii au moins soo gisee ci yàpp bi ñu tamponné ko là le consommateur peut dire que au moins yàpp bi subir na benn contrôle. mais ginaar yi da ngay yar sa ginaar nga toog sa biir poulailler nga rey xam nga donc y a pas des abattoirs yoo xam ne moom la ñuy jël mu répondre aux normes à moins y a Sedima bu ubbi abattoir y a Avicenne aussi ñoom ubbi nañ abattoir pour saytu mais quelqu'un boo xam ne yar na ginaaram des fois ci biir poulaillam lay rey su paree dem yóbbu na. voilà déplumer et mettre au consommateur. waaw docteur dama lay jaajëfal ci waxtaan wi am na solo yaakaar naa tamit auditeurs yi jël nañ ci njëriñ bu am solo dama leen di jaajëfal ñoom ñëpp ñi nga xam ne woote nañ ak ñi bëggoon dugg te jotuñu dugg gërëm Pape Laye Dieye mi féete woon ci machine bi bàyyi la nag nga tàggatoo ak auditeurs du Sud FM. waaw merci beaucoup encore une fois madame Rosalie merci beaucoup aussi à nos auditeurs. Et nous espérons aussi que l'information luñ ci passé comme information dinañ ko jël et que mu nekk loo xam ne aussi lu leen di jëriñ la également di leen di fàttali également rek comme ni ma ko waxee tout à l'heure suñu lekkin ñu koy xoolaat et que suñu santé aussi c'est à nous ñu jàpp ko donc vraiment yaakaar nañ ne lépp luñ ci débattre tey et les questions dina nekk loo xam ne lu leen di jëriñ la. donc di nuyu ñëpp vraiment. Merci beaucoup docteur. Merci beaucoup à vous Farid.